di leen béggee bu wér di ñaanal imaam Alioune Badara Ndao yàlla yërëm ko xaare ko àjjana suuf oyof ci kawam bàmmeelam sedd guy leer naññi ne gàññ suñu borom teeru ko teral ko ci àjjana yu gën a kawe sàmm njaboot gu mu fi bàyyi daara ji tuut tànk yi mu taxawu leen suñu borom taxawu leen yal na yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem. imaam Alioune Badara Ndao nag ab histoire la boo ko déggee ab ustaas la bu nekkoon ca Ngaan ca Kaolack nekk nit bu baax yor ay taalibe di góorgóorlu ci mbay ak champs yi yor ay tuutànk di leen jàngal alxuraan di leen tette ci diine islaam ci calme ci sérénité foo xam ne kenn xamu ko ñu xëy rek boole ko ci ab mbir taqal ko ci mbir yi ba bu muy génn àdduna ñu leen di wax nag tey jaar-jaar yi nan lañu def ba kii di Oustaz Alioune Badara Ndao dem ba bokk ci histoire dem ba tey ji Sénégal duñ ko fàtte ak lan moo tax boobu ba léegi muy nit bu ñëpp xam te ba léegi seen président jaalewu ko ñu mu bokkal jaalewuñ ko gouvernement ba jaalewuñ ko lépp lan moo ko waral. donc flashback ñu dem ci film bi. lundi le 26 octobre 4 heures du matin la gendarmerie de Colobane en collaboration avec LGI de Mbao, la brigade de Faidherbe ñu def benn contingent de 15 voitures de la gendarmerie nationale armées jusqu'aux dents avec des fusils, avec des gaz lacrymogènes, avec des pompes à gaz, avec ay monotes maanaam armées jusqu'aux dents benn contingent de 15 voitures et d'une plus de 50 gendarmes dem débarquer à 4 heures du matin ca Ngaan Alassane chez imam Alioune Badara Ndao. La bande à Moussa Fall moo formé ñii te bu dee yéen a ngi fàttaliku live ya ma doon def nee naa leen Moussa Fall dafa créé benn bande ci biir gendarmerie bi ay gaañanam yu mu formé teg leen. Moussa Fall mooy la bande à Diak, la bande à Meng, à Adama Niang, et cetera et cetera. ñooñu ñëpp ña nga woon ci biir ñu dem wàcc kër imam Alioune Badara Ndao. boum avant ñoo yegg si 15 voitures yi dañ ko wërale ñu wër dëkk bi yëpp yii ñu dugal ko ci àll bi yii ñu teg ko ci bunt bi maanaam ñu quadriller le quartier bi nga xam ni mooy Ngaan Alassane fi nga xam ni imam Alioune Badara Ndao foofu la nekk. boobu yëgul tinut à 4 heures du matin ñoom yegsi nañ foofu à 3h45 ñu jël seeni élément ñii ñu tasaare leen fii ñii ñu dugal leen ci champs yi parce que àll la ñii ñu tasaare leen ñu wër dëkk bi yëpp armé jusqu'aux dents. am ñoo xam ne ñëw nañ ba kër imam Alioune Badara Ndao grimpé yéeg ci kaw ci plafond yi donc ñoom ñu organiser wu ba miine foofu yëpp ba mu fees tep ñu ne applique offensive boum ñu yegsi ci buntu néegu imam Alioune Badara Ndao dóor ko dajji ko ñëw ñu ubbi ñu ko fëgguñu ko dañoo dajji buntu këru imam Alioune Badara Ndao mu ne bërët taxaw comprendreul lan moo xew gis ay gendarme armés jusqu'aux dents sol ay cagoule c'était en cagoule ñu quadriller quartier bi gars yi dajji porte bi ñeneen ñi yéeg ci toit yi ñeneen ñi nekk aux alentours du quartier ñu ñëw fekk Alioune Badara Ndao nekkoon ak benn ci ay soxnaam ñu yëkkati ko mu jóg ñu fekk boobu sol na solu parce que da doon nelaw
déjà solu comme kuy tëdd di nelaw ñu yëkkati ko ne ko solo say yére bu mu jógee laaj leen lu xew ñu ne ko après bu ñu yeggee di nga xam lu xew solal say yére boobu en attendant am na ñi nga xam ni ñi ngi woon ci kaw di jéem a dajji maanaam plafond bi zinc yooyu di ko dajji ñii nekk ci àll ba di wër lu tax nag ñu nekkoon ci àll ba di wër parce que dañ doon wër dañoo déggoon ni foofu dafa am ñoom ci lu ñu wax ay champ d'entraînement des djihadistes donc loolu lañ doon wër ñoom ci àll bi am na ñun tasaare ci àll bi pour ñu dem xool yan champ ñoo fi nekk fu gars yi di entraîner fu Alioune Badara Ndao di entraîner fii ay djihadistes donc am na ñu nekkoon ci àll bi donc ñu fouiller la maison de fond en comble ñii di fouiller àll bi ñu yëkkati ko ci lal bi solloo ko ay yéreem comme fajar mi ngi doon doog a jot parce que 4 heures du matin la presque fajar a ngi waajal donc mu demandé leen est-ce que en attendant pour ngeen bañ a fàtte dañ ñu menotté ko moom Alioune Badara Ndao ñu menotté ko par derrière ñu jël loxo yi menotté ko par derrière mais yóbbuwuñ ko direct xale yi ñëpp waa kër ga yëpp jóg xale yu ndaw yi doon nelaw jóg yu jabar yi jóg ñëpp jóg affaire kër gi jaxasoo ni tulleeg male comprendre nuñ ku yëkkatiku ñu ne la demal toog gars yi paqueté kër gi donc ñu commencé di fouetté kër gi di fouetté yëkkati jabar ji fouetté lal bi génn éponge yi sànni fële fu ne dugg almoire bi raxas kër gi ba mu set wecc ci kaw ba ci suuf lépp daj ji ab lu fa tëju dajji nañ ko plafond beeg tout bàyyiwuñ dara donc ba ñu defee loolu ñu gis ci imam Alioune Badara Ndao la mu dugal ci tiroir bi ça fait 27 875 francs xam nga mi ngi naan leen 28 000 yu manqué c'était 27 875 000 francs la ñu fekk ci tiroir bi buñ ubbee tiroir yi benn xaalis bañ fa fekk c'est 27 875 francs CFA ñu gis ci kaw armoire bi benn fusil automatique fusil à chasse pistolet automatique yi ñuy rëbbee pitax yi ak ay ancien cartouche picc mooy cartouche yooyu yi nga xam ne dafa commencé sax maxe xomaat di maxe fekk ci moom aussi portable 33 Nokia 3310 jàpp leen li ma leen di wax 27 875 lañ fekk foofu fusil à chasse pistolet automatique buy rëbb ay pitax ak tamit benn portable Nokia 3310 waaw ñooñu nag waxoon naa la c'est la bande à Moussa Fall ñi Moussa Fall formé te ñu ne woon brigade ba ak LGI boole ak gendarmerie fédérale ba ñoom ñoo dajaloo wàcc këram donc tiital nañ waa dëkk ba mënate ko dugal ko ci oto bi fekk pare nañ lu ñuy def yëpp il était presque 5 heures 6 heures yu manqué donc ñoom bu ñuy pare 4 heures lañ fa dugg presque 5 heures 45 def nañ lu mat 1 heure et quelque presque 2 heures de temps def nañ ko biir kër googu dem ci àll bi xool ay camp d'entraînement des djihadistes par ci par là fu nañu dugg fa daj ji la fa ne fitnaal waa kër ga jël ko mënate ko solloo ko ay yërëm dugal ko ci oto bu nekk ci digg bi ñu paqueté ko moom dafa am ku dugg mu dugg ci ginnaaw ñu dugg ci ginnaaw am ñeneen ñu koy garder ak mënatam yeneen oto yi jiitu yeneen oto yi nekk ci ginnaaw gars yi armé wu jusqu'aux dents fas yéene ko nag yóbbu Dakar donc lu ñu fa fekk moom mooy wax naa leen ko 27 875 fusil à chasse bi portable Nokia 3310 ñoom ils étaient cagoulés armés jusqu'aux dents donc ay presque 6 heures du matin lañ fa jóge Dakar le 27 octobre à 11 heures ñu yegg si donc ñu ngi fa 6 heures du matin le 26 lundi ñu yegg fa mardi le 27 octobre à 11 heures arrivé à la brigade de recherche de Colobane foofu nag la ñu tegee imam Ndao fekk am na ñeneen ñañ jàppoon ñu xamal ko ni dañ lay toppee foofu nag la ko xamee apologie du terrorisme association de malfaiteurs blanchiment de capitaux
détention d'armes illégales, association de malfaiteurs en réunion avec une entreprise terroriste, organisation terroriste Daesh et Boko Haram, installation d'une base de djihadistes et des champs de formation des djihadistes. Loolu fekk préparé nañ ko yëpp tegal ko xamal ko ni lii lañ lay toppee. Donc ba ñu paree loolu ñu contacter le plus rapidement possible des journalistes et des journaux de l'État et ñi nga xam ni dañuy liggéey état di yàq deru doomu aadama yi nekk fi ñu leen di wooyee presse. ñu ne leen pour ñu def ko une affaire d'une ampleur hors norme, d'une envergure sans commune mesure, aggraver la situation, diaboliser l'imam, semer la peur partout. Loolu lañ leen sant comme mission. Donc c'était mardi le 27. ba ñu joxee comme journaux Youssou Ndour yëpp ak yenn presse yi donc liñ leen sant moom mooy jël leen affaire bi def ko mu doon une ampleur hors norme, une envergure sans commune mesure, aggraver la situation, diaboliser l'imam, semer la peur partout. Donc ñoom loolu moo seen mission. TFM jóg, RFM jóg, seen observateur jóg, nga dégg le lendemain bismillah Mamadou xomalan nangam ñu jàpp nañ jihadiste, jàpp nañ raykatu nit, jàpp nañ poseur de bombe, affaire yi doy waar. Donc loolu du woon ñoom dañ leen ko jox mission lañ leen jox pour ñu liggéey loolu. ñoom ñoo waroon liggéey loolu ci nopp sénégalais yi. Léegi nag ci lañ ñëwee gis ngeen luñ fa jël 27000 lañ fa jël, ñoom ñu ne jël nañ fa ay millions d'euros de dollars. Donc gis nga ni ñu ko amplifier à la place de 27000 dañuy wax ñoom 27875 dollars, 27875 euros, ay pistolet, ay bombe yu ñu fa fekk. Donc ñoom ñu yàq ko fenn toj affaire yi ba boobu nag bu leen fàtte ni imam moom mi ngi brigade ba ñu teg. Donc ñu ne gravité des faits reprochés, 30 ans de prison ferme. Donc commencé ñoom di joxe seen verdict waaw. Donc lu ñu leen toppee ak bokk na ci installation d'une base djihadiste en Casamance dans le sud du Sénégal. Gis ngeen Casamance dafa yàgg bokk ci projet wu gouvernement pour ñu yàq ko, dafa yàgg bokk ci projet gouvernement pour ñu déstabiliser Casamance parce que ñoom bëgguñu Casamance stabiliser wu. Donc même en 2015 ñoom dañ ne gars yi dañ doon préparer pour installer des bases djihadistes en Casamance dans le sud du Sénégal. Donc ñu dem nag Kolda dem fële di Kédougou jàpp fa tamit ay imam, ñoom tamit foofu jàpp nañ fa ay imam indi. Kolda jàpp nañ fa imam, Kédougou jàpp fa imam, maanaam dans le sud ñu jéem fa jàpp pour wane ni lii yëpp benn préparation la, ñoom ñoo ko doon def. Ok tak imam ñëw ñu bind loolu di ko signéloo mu xamal leen ni man duma jihadiste, xawma luy jihadiste, lijjantiwuma jihadiste, et cetera et cetera. Portable bi nag 3310 la Nokia, ñoom ñu ne ay portable ay téléphone satellitaire. Loolu yëpp journaux yi ñoo ko def parce que loolu moo ne woon seen mission en fait. Gouvernement daf leen woo fay leen pour ñu liggéey à ce que ñu gëmloo gars yi ne ay téléphone satellitaire la, mais 3310 Nokia moom la fa jàmbaar yi ñoom jàkk ñoom Adama Niang ñoom Mbeng loolu lañ fa jël gang boobu la bande à Moussa Fall. Waxoon naa leen la bande à Moussa Fall nag bu leen fàtte ñoom ñoo fi jàpp Cheikh Béthio Thioune, ñoom ñoo fi jàppoon bateau drogue bi ak jaag dinaa la expliquer histoire boobu, ñoom ñoo fi jàppoon Thione Seck mu toog ci saagu xaalis bi, ñoom ñoo fi jàpp Imam Ndaw, ñoom ñoo fi jàppoon Boy Djiné infiltré ko en Gambie génne ko fa, ñoom ñoo l'histoire de Boffa Bayotte ñoo ko yoroon, l'histoire de Bougazelli ñoom ñoo ko yoroon, l'histoire de affaire de Batiplice ñoom ñoo ko yoroon. Gang bi même gang bi mus naa leen ko wax ci live
yële passé ci ginnaaw jamonoy wax Adji Sarr ma ne leen la bande à Moussa Fall dans la gendarmerie Moussa Fall dafa def benn lobby de gendarme yu mu créé monté leen formé leen dajale leen donc gang boobu ñoom ñoo def yëpp même gang bi ñoo jàpp affaire Batiplus ñoo fa newoon ñoom ñoo jàpp Cheikh Béthio Thioune ñoom la woon bato drogue bi nga doon dégg ak jaag bi ngay dégg bañ dàqoon ko fi ñoom la woon gendarme jaag Thione Seck ba muy toog ca ñoom la woon Imam Ndaw ñoom la woon Boy Djiné ñoom la woon Boffa Bayotte ñoom la woon Bougazelli ñoom la même gang même personne même collectif la bande à on les surnomme la bande à Moussa Fall le général Moussa Fall la bande au général Moussa Fall donc ñu évoluer donc ba ñu ñëwee Moussa Fall préparé na lépp sa bande préparé nañ lépp ñu ñëw nag jël di jéem a signaloo imam Alioune Badara Ndao mu lànk ne leen mënuma signé lii parce que xaw ma terrorisme duma terroriste musuma dugg ci mbirum terroriste donc duma ci taq ñu jàpp ko nag dugal ko ci benn chambre boo xam c'était déjà préparé une chambre noire fermée hermétiquement amul benn lumière tàng xasaw matelas bu ndaw am ay buñ couvert ak plastique matelas boo xam ni plastique moo ko couvrir ay benn lal matelas bu ndaw amul lal ñu dugal ko foofu mu mel ni bureau ba ca Ndar matelas bu ndaw buñ plastifié tàng chambre amul fenêtre amul lumière tàng xasaw foofu lañ ko fa bàyyi léegi nag ba mu toogee ñu ñëw fa lañ indee haut-parleur yooyu muy wax te dinañ leen nettali haut-parleur yooyu lan la doon wax cassette bi ñu indi haut-parleur yooyu noonu def ko fa foofu la commencé 24h/24 haut-parleur yooyu day da doon saaga ndey imam Alioune Badara Ndao ay enregistrement sonore la ay nit yu bëri ñu koy menacé de mort di ko saaga ay ndey yu ñaaw di ko wax naan da nga doon waajal posé bombe yow bombe tey ñu nangamtaan sa tey rek ñu teg tey rek ñu nangamtaan yow da nga doon waajal posé bombe yow Touba nga doon jéem a teg bombe ak Tivaouane Touba ak Tivaouane feeñ na fa maintes fois Touba ci enregistrement yooyu saaga ay ndey la ñuy saaga ay ndey imam Alioune Badara Ndao naan ko yow da nga doon waajal posé bombe Touba da nga doon waajal posé bombe Tivaouane tey rek ñu nangamtaan seen ndey tey rek ñu nangamtaan ay wax ju ñaaw a ñaaw bu salte ay saaga ndey la woon ay menace de mort la woon ay taqal yu ñu ko doon taqal de ko moom da doon waajal ay bombe yu muy teg Touba yu muy teg Tivaouane enregistrement yooyu mu leen di wax moom imam Alioune Badara Ndao tey mi ngi ci dëgg man maa ngi ci fen loolu la ay saaga ndey ay enregistrement ay nit yu bëri yuy wax di ko saaga ay ndey di ko wax ju ñaaw a ñaaw wax joo xam ni di ko di ko wax ci ay baayam di ko wax ci ay yaayam di ko gëmloo ni moom terroriste la da doon waajal ay bombe loo enregistrement yoo xam ni gendarme yi ñoo ko def préparé ko bu yàgg donc tegal ko 24h/24 foofu ci néeg bu tàng boobu noonu fermé hermétiquement pas de lumière amul fenêtre amul dara matelas plastique ñu commencé nag tegal ko di ko saaga ndey ñu tuur leen fa ñoom ñëpp ensemble ñoom ñëpp ñu dajale leen ñu dund fa dund bu méttee papa gisu leen yaay gisu leen mbokk gisu leen gendarme yi ñoo doon jël di leen jox ay lekk yoo xam ni pour bañ a dee juste pour bañ a dee bañ ko fa jëlee nag loolu nag brigade bu Colobane la fa dund ñu jëlee leen foofu après ci lañ ko ne 27 875 yañ jëloon sa kër des na lii la fa des matul sax 2700 yuñ ko jox ne ko lii moo fa des ndax lekku fa dara lu baax papa mbokk gisu ko kenn gisu ko ñu daj fa lu mburu dajul ci fuur fële ci gendarmerie bu Colobane direction tribunal ñu foofu def nañ fa nu mu dee 6 jours ca gendarmerie boobu dund fa lu mburu dajul ci fuur ñu pare jël leen dugal leen ci oto yi mënate leen yóbbu leen direction tribunal ñu jàkkaarloog Samba Sall ak Bassirou Gueye ñu indiwaat même chef d'inculpation yooyu tagaat ko seen kaw wax naa leen association de malfaiteurs du ma ci retourner et cetera
association de malfaiteurs mi ngi nii waxoon naa leen ko sànq apologie du terrorisme, association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, détention d'armes illégales, association de malfaiteurs en réunion avec une entreprise terroriste, organisation terroriste Daesh et Boko Haram, et l'installation d'une base de djihadistes et des champs de formation, et cetera et cetera et cetera et cetera. Donc loolu lañ leen teg. Donc fekk lépp pare na kii di Samba Sall nag ne ko lii lañ la toppee. ñu jël leen boobu teeluñu leen évacuer ci kaso ba, ñu defal leen retour de parquet, ñu yóbbu leen nag police centrale. ñu jël leen police centrale, moom imam ba xëpp leen fa ñu toog foofu nag. waajaloon nañ fa ay mbir, ay kañaa nga fa woon, ay mbóoda nga fa woon, ay melentaan nga fa woon, ay sànqalaño nga fa woon, ñu sol fa ay bandi de grand chemin, ay xale yi salte bu dugal leen ci grille bi ci police centrale ba ñu fees tepp retour de parquet. Donc Samba Sall nag téye leen foofu tamit, yàggal leen fa, ñu sonn loolu foofu tamit, lekkuñu fa presque, naanuñu fa, mbokk gisu leen, kenn mënu leen teg bët. loolu noonu xaalis boobu pour bu leen fàtte ne 2750 yooyu noonu joxuñu ko imam bi, dañ koo jël yóbbu ko police centrale, comme si waa police centrale ñoo war a continuer di jox moom imam bi ci 2550 yooyu ca des la mu war a lekk, mu toog ci giri ba di xaar. Samba Sall téye leen fa, kokkali leen, foowee leen ba benn moment mu woo leen, ñu dóor leen mandat de dépôt, direction Rebeuss chambre 1. foofu la njëkk a dugg, ñu dugal ko chambre 1 paquetage boobu nag wax naa leen ci kaso ya boo ñëwee ñoom ñëpp booy yum àndal ñooñu ñu ko booleel ne ko laajuñu ko ba xam nga ñii wala xamoo ñi, xamu leen xamaanu leen, ñooñu ñëpp lañ ko dajaleel yóbbu. ñoom ñoo bokk fu ñu doon nekk parce que daf leen fa fekk. donc ñu yóbbu ko nag benn chambre ñu naan chambre 1, foofu lañ leen dugal. mu tàng lool, metti lool, ñu paquetage ko fa. paquetage waxoon nañ leen ko, kenn mënatu ko nettali kenn Sénégal. ñu tëral leen comme ay chandis, paquetage imam bi tànc leen ba ñuy mel ni mare détaillé en attendant, parce que imam bi waruloon nekk foofu en attendant. foofu nag def na fa 15 jours. ba mu fa defee 15 jours nag ñu waajal en attendant benn chambre ca Saint-Louis bañ ko yóbbugum. mais moment boobu yëpp ñoom jël nañ ay financement pour xeex terrorisme. ñu ngi doon waajal luñ naan quartier de haute sécurité bu ñuy tabax Liberté 6 pour ñoom. donc jël nañ fa ay milliards yu ñu jël ci Union européenne, ci Banque mondiale, ay milliards yu ñu dugal ci politique yi ñu sàcc ko, yi ñu dugal ko ci seen i compte. donc ñu ne dañuy tabax benn quartier de haute sécurité pour ñoom ñiy wooyee les terroristes, les fameux terroristes, yóbbu leen foofu. donc chambre 1 tamit boobu paquetage dafa dund bu tara 15 jours. ñu pare ñu yóbbu ko direction Saint-Louis chambre 6. bu ñu ko yóbbee chambre 6 ñu mënate ko encore, mënate ko dugal ko yóbbu ko direct Saint-Louis. mi ngi fa yegg côté 7h et quelques, 7h ci timis. bu leen fàtte ni imam tam bañ ko dugalee ci oto bi laaj na leen ba xam mun naa julli, ñu ne ko doo fi jullee. bañ ko buggee génne këram, bañ ñëwee jël ko war ko génne këram pour yóbbu ko, mënate ko daf leen est-ce que mun ngeen maa may ma jàpp julli, ñu ne doo fi jullee. ñu dugal ko ci oto bi, mu ne leen est-ce que mun ngeen dindi monot yi pour ma julli, ñu ne ko boo mënee jullee nii jullil, waaye duñ dindi monot yi pour muy leer. donc imam bi nii la toogee, am ay ponkal yu toog nii, ay gendarme ñu wër ko, oto baa ngay dem, nii la imam doon jullee ak monotami nii la doon jullee ak monotami. donc ba léegi imam jébi laalu suuf, muy leer. ay détails la ñuy war ta fàtte, yu nangul benn yoon imam bi julli ci këram, nanguñu ko mu julli ci biir oto bi, nanguñu dindi monot yi. donc nii la doon jullee ak monotam. donc ñu yóbbu ko chambre 6, plus de 40 prisonniers, mu def fa une semaine. foofu am na fa chance, parce que bu fekkee chambre 1 la, ay 100 et quelques prisonniers la doon dund, ñoo ko paquetage. bu dee Saint-Louis nag 40 prisonniers la en attendant. foofu nag lañ ko génnee, waajal ko, fekk ñoom jël nañ matériel yëpp indi ko Saint-Louis. foofu nag la maanaam torture yi commencé ci imam Ndaw. Ndar la tàmbalee. ñu jël chambre cellule, ñu génne ko ab guddi lañ ko génne ci chambre 1, yóbbu ko nag ci cellule bi fi nga xam ne moom kese moo fa war a nekk. ñu isolé ko fa 3 semaines.
du génn du dox du julli du nekk en contact avec les prisonniers foofu nag fekk nañu installé fa seen enregistrement baaful bi ñi doon saaga imam bi ay ndey di ko taqal di ko jiiñ terroriste di ko jiiñ ne yow yaa rey lii yow yaa doon waajal bomb et cetera et cetera donc foofu lañ njëkk a dugalee lañ indiwaat chambre ba baaful yuñ inséré des gens qui parlaient du mal de l'imam di crier nanga ko terroriste dinañ nangamtaan sa ndey terroriste di ko terroriste nga koy dégg partout ay wolof ñu koy saaga ay ndey nanga ko dinañ nangamtaan sa ndey yow yàlla nañu yàlla jégal di ko saaga ay ndey yu salte te ñaaw di ko yuuxu naan ko yow dinañ nangamtaan sa yaa doon bëgg a teg bombu Touba yaa doon bëgg a teg bombu Tiwaawoon di jaxase tarixa yi di jaxe muy dégg loolu ñu def ko ñu yokk volume bi ba mu ne kan ci nopp yi ñooñu di yuuxu ci nopp yi di yuuxu imam bi jaaxle comprendre ñuy wax muy xool imam bi taxaw na ci moom ci cellule am boobu di wër di xool fan la wax ñuy wax nekk fan la ñuy wax nekk bu mu demee ba sonn nag ci la woo benn garde ne ko woo ko ne ko dimbale ma ngir yàlla dama dégg ñu yuux di ma saaga ay ndey nan dama doon waajal dóor fii bomb dama doon waajal jaxase Touba dama doon waajal jaxase Tiwaawoon maa ngi dégg ñi ngi may di garde bi ñëw ne ko dégguma dara fii dara amu fi mu ne ko la may dégg garde bi ne ko est-ce que commencé woo am problème mu bopp loolu la ko garde bi wax est-ce que commencé woo am ay problème mu bopp di délirer mu ne ko awma problème mu bopp déliré wu ma dofuma jinne jotuma maa ngi dégg ñi ngi xanaa déggoo lii ñi ngi may saaga ay ndey ñi ngi may yuuxu ñi ngi may sosal ñi ngi may taqal laa ilaha illallah laa ilaha illallah di ko wax nan yow déggoo ngoo ko ne ko dégguma dara rien nada waaye léegi comme man du ma fi chef dinaa dem gis si chef ba wax ko ne ko li ngay dund kooku dem disparaître ñu indiwaat keneen teg ba mu commencé sonn foofu di wax naan ñu dimbale ko arrêté wax ci saaga yi arrêté saaga ndey wax ji ñaaw ji ci la demee ba gis chef bi maanaam ki nga xam ne moo jiite ne ko ah man de fii saa yu dañ may tegal ay mbir ñi may saaga ay ndey di ma wax lu ñaaw lu ne damaa bëggoon ñu arrêté ko damaa bëggoon ngir yàlla ñu arrêté ko sonn lool nag ñooñu ñëw dof-doflu arrêté affaire ba fële ñëw na ko ñun dégguñu fi dara waaw xaaral ñu xool nangam mu ne leen bu weesoo loolu sax fii dafay xeeñ dama sonn munuma nokki déglu leen bu baax noté leen nag fan la feebaru imam tàmbalee feebar laa leen wax feebar parce que foofu dañ fa doon dóor ay gaz asphyxiant ay gaz asphyxiant lañ fa doon dóor fu taxawee na le imam bi di tichooli tàng metti cellule bu ñu ko préparé ak wax yooyu noonu nga xam ni ñi ngi koy saaga ay ndey matin midi soir naan ko yaa jaxase tarixa yi yow di ko gololoo loolu bu ñu waxee loolu nag kooku ñëw ne ko ah bu dee sono bi moom est-ce que du sa taalibe yi da ngay toog nii di xalaat say déglu leen wax yi de est-ce que doo toog di xalaat sa taalibe yi comme biri yi ñuy def bu ñuy jàngandoo daara ji bu ñuy jàngandoo ni ñuy yuuxoondoo ku nekk di jàng est-ce que du yooyu traumatisme yooyu nga commencé am ca Saint-Louis mu ne leen awma traumatisme awma problème li may dégg maa ngi koy dégg te yéen it xam ngeen ni yéen a ngi koy dégg garde bii mi ngi koy dégg ñu ne ko ah ñun fii dégguñu dara xëy na da nga commencé di traumatiser wu di délirer comme si boo nekkee daara ja xale yi ni ñuy jàngee noonu di yuuxu xëy na loolu la donc mu bañ ñooñu tegal ko loolu ñooñu ba ñu demee taalaat affaire ya enregistrement sonore yi tàmbale saaga ay ndey yu ñaaw ci imam bi di ko wax ju ñaaw bu salte boo xam ne doomu aadama ñi moo ko wax kuy dund waxuma laa weñ sax bu ci tagee dee di ko sosal donc ba mu defee loolu mu woowaat leen ne leen waa mais fii xeeñaay gi dafa am xet gu doy waar bu fiy dugg si mi ngi may sëqatloo mi ngi may sonal day fatt sama nokki gi la day fatt sama nokk gi doo leen ma ci dimbale ñu ne ko loolu dinañ xool xëy na benn douche bu nekk fii à côté moom moo fi te douche sax nekkul foofu amul sax douche nag déjà xëy na ab douche la bu fosse bi mooy gilli nangam ak nangam wax ko luñ koy wax ne ko est-ce que du sa mbàjj bi est-ce que du mbàjj bi mooy xeeñ waxa xaaral ñu changé la mbàjj bi waxi dof di ko foowee des fois ñu ne douche bi des fois ñu ne ko mbàjj bi mooy xeeñ des fois waaw mu dund fa nag lu mburu dajul ci fuur des fois ñu ne ko douche bi la des fois ñu ne ko mbàjj bi di ko gololoo waaw di ko nax-naxee xam nga di dalal xelam des fois ñu ne ko da ngaa naax des fois ñu ne ko xanaa du ndongo daara yi ngay xalaat sa taalibe yi et cetera
donc après ñu ne ko ñu ñëwaat ne ko non gars yi nee nañ laaj nañ prisonniers yëpp nee nañ fii amul benn enregistrement sonore amul kuy yuuxu amul kuy wax c'est faux loolu lañ ko mujjee wax direct ne ko li ngay wax ni ay kàcc la yàlla ñu yàlla jéggal loolu lañ ko wax ne ko ay kàcc la fii laaj nañ prisonniers yëpp nee nañ tout est calme tout est bien fenn enregistrement amu fi kenn waxu fi kenn yuuxu fi ñoom ñi ngi nelaw ba doyal ñu boole ci nag imam bi waxu leen li nga xam ni am na fa tamit ki nga xam ni moo doon garder imam bi dafa yoroon benn barre de fer boo xam ni chaque 5 minutes dañ koo sant pour mu dóor bunt bi pour bu imam bi nelaw donc Saint-Louis googu bu ñu ko dugalee ci cellule bi imam bi nalawul benn yoon parce que sonore bruit sonore yooyu noonu saaga yooyu 24 heures sur 24 la doon daw en boucle boole ci kooku noonu di garde bi nga joxoon garde pénitentiaire bi barre de fer la yoroon di ko dóor ci bunt bi tous les 5 minutes imam bu demee ba commencé jàppanteeg nalaw rek mu dóor rëng imam tëb jóg mu daw day daw du taxaw nag day daw imam bu taxawee xool bu xool gis ni waaw mais du comprendre imam toogaat muñ commencé waat bay commencé jàppante nelaw te loolu yëpp mi ngi sono yaa ngi daw nag saaga nday yaa ngi continuer déglu leen bu baax kooku ñëwaat jëlaat barre de fer bi dóoraat ko ci buntu bi rang imam bi tëbaat ba fajar imam bi nalawul ca Ndar comme bureau ba ca Ndar nalawu fa benn yoon amu fa jàmm benn yoon donc ku lay wax naa ne imam nee na Ndar amoon na fa jàmm ma ngi lay wax bañ koy préparer cellule am bi mu nekkoon chambre 6 40 prisonniers ci benn chambre loolu la ñu wax naan imam bi amu dañuy kàcc imam bi amu foon jàmm buñ ko dugalee ci cellule ba boobu dañ ko tegagum chambre 6 en attendant ñu pare cellule am ba indi bagage yooyu noonu di ko traumatiser ak saaga ndey yeeg yooyu ñu installé ko ñu koy jéego jël di ko yóbbu donc mu dund fa nag foofu tamit 3 semaines yuñ ko isolé mu dund fa dund gu tara ca Saint-Louis en attendant bu leen fàtte ni Liberté 6 ña ngi leen di tabaxal tamit fa ñu war a dem donc enregistrement yi wax naa ko bu ñu waxee ni ñoom dégguñu dara prisonniers yi nee nañ dégguñu dara waaw mu dund fa nga xam ni guddi Ndakaaru tolof yu tar ñu pompe fa ay gaz asphyxiant destructeur de poumon noté leen feebaru imam bi noté leen li ma leen di wax bu leen gaz asphyxiant destructeur de poumon poison pour le cœur yi nga xam ne mun na joxe arrêt cardiaque parce que fin bi dinaa indi lan moo feebaru imam bi lan moo indi feebar bi moo tax bu ñu waxee ni nguur gee ko rey kenn bu mu teg nguur gee ko rey nii lañ ko reyee luñ ko doon dóor noonu mu ko doon nokki nga xam ni lu fa tegu dee weñ yi dañuy dee lu fa taxaw dee loolu c'était des gaz asphyxiants yoo xam mun na indi arrêt cardiaque da lay tere nokki loolu doon na problème ci imam bi pour mu nokki imam ci kaso bi yëpp dafa amoon problème mu nokki donc c'est moom lay wax mooy produit bi nga xam ni moom mooy rey insectes yi moom naan leen produit yi rey insectes yi ñu boole sa nag indi fa chauffage bu tàng jër privation de sommeil wax naa leen ko mooy weñ boobu waa ji di ko dóor pour bu imam bi nelaw ñu indi fa chauffage bu tàng jër chaleur bu extrême donc le garde qui le surveille de près mooy frapper barre de fer yi sur la porte tous les 5 minutes ba fajar day dóor daw voilà imam bi jóg wër et cetera du gis mu sonn fa lool foofu nag tamit dafa doon wàccu di transpirer grave en attendant ñu pare vite les travaux à la prison camp pénal Liberté 6 donc ñu jëlaat ko foofu encore transféré ko parce que bu mu commencé di jooytu ak mettitlu foofu la commencé nag di jooy ay feebar imam mi nga commencé jooy ay feebar ca Saint-Louis ay dënn buy metti ay yaram buy metti ay problème mu nokki foofu la ko commencé nag di jooytu ñu jël ko nag fa lañ ko jëlee transféré waat ko Rëbës yóbbaat ko Rëbës cellule mais munu matériel yooyu jëlaguñ ko woon foofu pour yóbbu ko Rëbës donc bu mu ñëwaatee Rëbës yàggu fa ñu jëlaat ko Rëbës yóbbu ko Cap Manuel cellule donc foofu deuxième Rëbës paquetage suñ ko cellule lañ ko yóbbu ñu jëlee ko Rëbës yóbbu Cap Manuel cellule lañ ko yóbbu en attendant Liberté 6 pare na ñu indi nag ñu dugal jëlee ko Cap Manuel direction Liberté 6 quartier de haute sécurité pare nañ donc préparé nañ ko foofu noonu cellule am donc bu muy ñëw Liberté 6 gars yi indi nañ les enregistrements
indi nañ bombe à gaz buy détruire ay cellules les cellules du cœur et du cerveau indi nañ fa chauffage ba def ko 55 degrés indi ko fa nag dugal bañ ko dugalee nag mbir ya tàmbale na ca Liberté 6 mu ñëw fekkaat fa enregistrement yooyu mu fekkoon fële ca gendarmerie bu leen fàtte ca gendarmerie la tàmbalee bu Colobane enregistrement yooyu ñu jëlaat ko transféré ko Liberté 6 enregistrement yooyu nag bu muy jaaraat Rebeuss indiwuñ ko bu muy jaaraat Cap Manuel indiwuñ ko dañ ko yóbbu direct quartier de haute sécurité bu prison bu Liberté 6 installé ko foofu imam bi ñëw asalaamaaleykum pour taalal nañ ko affaire ya tey rek ñu nangam tànn tey rek yow dinañ ñëpp nit yu bëri di wax tey rek ñu dinañ nangam tànn tey rek ñu yow da ngay kii yow boobu nga ñu doon waajal tey ñu saaga ya tàmbale takkarnaase foofu tam ba mu ñëwee rek saaga ya takkarnaase yuuxu ya takkarnaase da nga bëggoon teg bombu Touba da nga bëggoon teg bombu Tivaouane tey ñu daal ay nit yuy wax yu bëri di wax di saaga rek di xotti façon saaga budul saaga jinne saaga nañ ko fa ay ndey xeetu saaga boo xam ni musoo ko dégg ci kaw suuf mu tàmbale nag ñu tegaat ko foofu noonu baaful ba 24 heures sur 24 mu ubale nopp ya saaga ndeyee di riir ñu koy menacer de mort di wax bay wax xaaral ma liiral leen ko ak chauffage bi 55 degrés mu ñàkk ba tooy xepp di weñ summi garam bu mi di ko weñ di weñ garam bu weex bi toog ba yàgg mu dese bu weñee bu génnee bu garam bu bi sous-vêtement lay dese sous-vêtement bu weex mu ñàkk comme pas possible di lox imam ba di lox commencé manqué doole boo xoolee da ngay gis ni kii mi ngi ñàkk doole ñàkk nalaw ak ñàkk nalaw googu mu àndaloon mel ni ku feebar chauffage bu metti loolu tàng loolu di xar bopp bi ñaar chaque moment imam bi ñaan ndox waaye s'il vous plaît woo garde bi dooma may ndox lillahi wa rasuli imam bi jël ci ndox mi di naan di ko sotti ci bopp bi sotti yëre yi ba mu tooy xep mu jël kaala ba xooj takki ko bopp bi jël seen mbaxanaam boobu teg ko jël kaala ba takk ko ci bopp bi bu yaram bi tooy xepp nu yaram bi di siitee ci ñaq noonu la imam bi di jëlee yëre ba di xooj ci ndox bi di jël di solaat di xooj ci ndox bi di sol di xooj kaala gi takk ci bopp bi xooj mbaxana bi ba mu tooy teg ko ci bopp bi imam bi daj fa loo xam ni mburu daju ko ci fuur ndax chauffage bu doy waar di ñaq di transpirer di xooj yére yi xooj kaala ga xooj mbaxana ba takk bopp bi kaala gi teg ko ci mbaxana ba ñuy pompe boole ci nag di pompe à gaz néeg bi taxawee na le foofu di xeeñ xunn xeeñ tàng jër enregistrement yi di yuuxu ñu koy saaga ndey yaa bëgg a jaxase tarixa yi yaa bëgg a jaxe di pare posé bombe Touba Tivaouane tarixa yi rek nga bañ yéen ibaadu yi am na yéen ibaadu yi dinañ nangamtaan seen ndey yéen ñëpp balaa ngeen ñuy rey dinañ rey seen nangam yéen ibaadu yi dinañ toj seen nangam yéen ibaadu yi yow imam ndaw dinañ nangamtaan sa yow imam ndaw yow dinañ tag na ni yow doo imam yow saaga ndey yi di takkarnaase ibaadu yi yéen kii yow imam ndaw saaga yi mel ni tulleeg male ci noppi ñu tegalaat ko même enregistrement foofu nag Liberté 6 la quartier de haute sécurité mu def fa 2 ans mu dund ko fa 2 ans moment boobu nag ki nga xam ne moo ne ministre de l'intérieur mi ngi tudd Abdoulaye Daouda Diallo en attendant mu dem wër kër diine yi di leen xamloo ni def leen attention dinañ gën a sécuriser les lieux de culte dinañ gën a sécuriser kër diine yi dinañ gën a sécuriser édifice public yi parce que am na lu gars yi di waajal am na commencé jiitu imam ndaw ñoom ñi ngi ko tëj ci kaso yi journaux yaa ngi yàq deram moom Abdoulaye Daouda Diallo dem kër diine ya di fa fenn di fa kàcc di leen xamloo ni dinañ yokk sécurité bi dinañ gën a yokk parce que instant yi am na ay genre kii attentat yu gars yi di waajal attentat suicide yu gars yi di waajal nangam dem Tivaouane dem Touba donc moom Abdoulaye Daouda Diallo ministre de l'intérieur commencé leen préparer mentalement ñoom kilifa diine yi di leen xamloo ni am na lu gars yi di waajal boobu ñoom ñëla ñi ngi dund jaxanama ci kaw suuf donc mu dund fa tamit ci Liberté 6 torture empoisonnement jàpp leen bruitage cerveau éjecté gaz pour détruire son cœur traumatisme crânien moom mooy yuuxu yooyu ñu yuuxu di ko saaga ndey di ko fa foofu nag lañ tàmbale indi fa leneen lu amuloon ci lañ indi les rayons ultraviolets yi nga xam ne day cancérogène lii lañ fa yokkaat
ñu indi ay torches yu mu leen doon wax noonu c'était des rayons ultra lumineux ultraviolets des rayons X cancérogènes agents cancérogènes dans son corps di ko infiltrer di ko dóor buñ ko dóoree loolu ay cancer lañ doon indi ci loolu moom mooy ay rayons ultraviolets ay rayons X pour cancer donc ñu commencé nag di ko dóor lumière boobu mu doon wax loolu c'était vraiment des rayons ultraviolets journaux bi le matin ñu tegal ko ay lumière éblouissante le matin lumière éblouissante ay lumière bu tàng jër chauffage bu tàng lumière bu weex tàll bu tàng jër boole ci di ko dóor pompe bi di ko dóor pompe bi et cetera boole ci nag di teg bruitage yi nga xam ne di nga koy saaga ay ndey après nag guddi gi la ñuy ñëw di ko dóor ay lumière ultraviolet pompe à gaz boobu la leen di wax naan buñ ko dóoree lépp luy naaw day daanu akay dëgg benn weñ desu fa woon muy for weñ yi loolu comme ni mu leen koy waxee di ko def ci kopp di ko won gars yi naan ko waxoo dëgg dara amu fi waxoo dëgg di ko sax saaga garde yi boole te di ko wax ni bàyyil kàcc waxoo dëgg bu leen wanee ne mi ngi nii gars yi na ko dara dafa tàng rek et cetera lu mu fa jooytu yëpp kenn faalewu ko dañ ko boole woon di ko toroxal léegi nag bu mu commencé sonn dëgg foofu ñu may ko nag pour am ñu koy seet si ci la leen waxee ne gars yi day ña ngi may waajal fagaagal ña ngi may waajal rey ci tànk yooyu la ñu nekk dama bugg ñaan naa leen ngeen dem wax naa leen ba sonn faalewuñ ma parce que wax na leen ko sax ci la sonn ba woo Bassène mooy chef de cour bi ne ko di ko joytu li nga xam ne mi ngi koy dund Bassène na ko fii dara amu fii gisuñu fi dara fii vraiment non daa nga paqueté ko donc ci la nag woo ñi ko nga xam ne dañuy ñëw foofu doon ko seet si ne leen dem leen ci média bi ngeen xam leen ni ñii ngi may fagaagal dañ maa bëgg a rey ñi ngi ci tànku rey ma te sonn naa lool daw leen wax ci média ba comme bu ma dee ñu xam ni ñii ñoo ma rey donc imam ba woowoon na leen waxul leen ko ba ñu commencé sànni ko ci média bi ci la nañ xëy Samba Sall ñëw fa ànd ak Bassirou Gueye Jean Bertrand Bocandé ak ñeneen Samba Sall ñëw Bassirou Gueye ñëw Jean Bertrand Bocandé ñëw ak yeneen garde ñu ne ko waaw lan moo xew dañoo gis ci journaux yi ñiy wax naan yow dangaa wax ni fii dafa am ay affaire ay tàngoor goo xam ni ay weñ yoo xam ne dañuy dee ay mbóot xawma lan ak lan donc kii di même foofu Bassène ma nga fa ñoom ñëpp ñu nga fa moo ne chef de gouvernement mu ne leen du dëgg waxul dëgg c'est faux Jean Bertrand Bocandé ne oui c'est vrai kii waxul dëgg ci la leen waxee ne la yéen est-ce que ay jullit ngeen ñu ne ko waaw mu ne leen man maa ngeeg njàpp est-ce que am ngeen njàpp nañu waat ci daraja nañ féetu penku waat ci laa ilaha illallah ci allah ba xam yéen man maay fen wala yéen ay fen Samba Sall ëf gémmiñ gi ne ko non c'est pas intéressant c'est pas important Samba Sall mii faatu tey ne ko c'est pas intéressant c'est pas important non c'est des détails ñu paqueté fa imam bi delloo ko ca chambre ba tëjaat ko encore yokkaat baafale ya yokkaat pompe à gaz ya yokkaat lañ ko doon def yëpp pour éliminer ko mentalement spirituellement corporellement physiquement Samba Sall taal otom Bassirou Gueye taal otom Jean Bertrand Bocandé taal otom ñu ne c'est faux waxul dëgg dem seen yoon donc ñu bàyyiwaat ko mu continuer di dund loolu liberté 6 chauffage lumière éblouissante substance nocive gaz pulmonaire bruitage sonore ay yuuxu saliir ñu yokkaat ca leneen ay yuuxu saliir xam nga waxoon naa leen ni amoon na ay saaga ndey mais dañoo indiwaat leneen après ñoom Samba Sall bañ fa jaaree ba dem gars yi dañoo indiwaat beneen bruitage boo xam ni dañoo dem ba ne moom xelam commencé naa miin bruitage saaga ndey yi commencé naa miin ñu indiwaat ñu yokk ci beneen bruitage bu mu xamul woon fa la yuuxu saliir yi ñëw saliir xam ngeen ko moo ñuy yu guddi saliir yooyu yu gis ngeen saliir lu mu méttee benn rek ci néeg benn kese ci néeg bu yuuxu tey doo nalaw foofu lañ ñëwee nag indi fa beneen bruitage bu bees parce que nee nañ cerveau mi ngi commencé miin bu njëkk ba ñu indil ko nag bruitage yu saliir ya teg ko saliir yi di yuuxu saliir yi di yuuxu saliir yi di yuuxu ñu boole ci nag pompe à gaz ba daw taxawee ne la saaga ya yuuxu ya saliir ba di yëngu saliir yi di yuuxu pour ñu perturber ko désorienter ko mettre ko en détresse ak ci benn isolation bu doy waar parce que bu leen fàtte ni
il était isolé. Donc mu tam dund fa dund bu kéemtaane bu génnee buñ ko génnee mu dem parce que ci quartier de haute sécurité bu gisee yeneen gaayam ya yi nga xam ne dañ leen a jàpp ñoom tamit sosal leen di wax ak ñoom ne leen waaw mais man li may dund est-ce que yéen a ngi koy dund gaa yi naan ko looy dund mun leen man day sama tàngoor gañ may tegal dafay mel ni jant bi lañ wàcce ci sama cerveau bi day xar sama bopp bi ñaar di baxal sama xel bi damay sonn ak am na lu ñu fay pomp xet gu xasaw a xasaw daf may teree nokki di expliquer ñooñu ne ko ñun dey vraiment loolu lépp dunduñu ko. Donc imam bi lañ doon jéem a liquider kon gang boobu yëpp kenn deewu ci imam bañ doon jéem a liquider moo dee léegi mais dañuy continuer. kañ ñu jóg pour liquider kañ nga xam ne moom lañ doon dóor pompe à gaz bi moom lañ doon dóor ay lumière ultra ay rayon X ay lumière ultraviolet kañ ñu doon jéem a rey kookoo dee. léegi nag dinañ yeggali ñu toog ba benn moment bu leen laajee ñooñu ne ko ñoom gisuñu dara dunduñu loolu lépp mun leen man de maa ngi koy dund donc. mu jaaxal gars yi ne loolu de ñun dunduñu ko ñun de vraiment ñu ngi fi mais nekkuñu ci jàmm waaye dunduñu lu ngay dund. donc ñu jëlaat dugalaat donc imam dund fa 2 ans yu méttee métti yu taratar jooytuwu ko jooyu ko yuuxuwu ko ndax yàlla di ko kémtaanal di ko may force di ko may doole di ko wax muñal. donc 2 ans 9 mois de torture. 2 ans 9 mois de torture le 8 avril 2018 ñu ubbi procès bi le 8 avril 2018 2015 lañ ko jàpp donc 2015 waxoon naa leen ko sànq le 27 octobre 2015 ba le 9 avril 2018 imam bi dund fa lu mburu dajul ci fuur loolu loo xam ni kuñ ko tegoon fii nga faatu waaye yàlla ak kéemtaanam ak dooleem mooy def loo xam ni kum buggul mu dee du dee ak lépp lu pexe yoo mun a def ndax nasaraan ba jël na fi Serigne Touba yóbbu ko fu ne te bu ñu bëggee mu dee deewut def nañ ko fi Maodo Malick def nañ ko fi Limamou Laye et cetera ba yàlla nammul ni ñoom si seen loxo lay dee deewuñu kon alhamdulilah donc ñu ubbi procès ba commencé. waaw fekk boobu préparé wu nañ ñoom Samba Sall ñoom Basiru yëpp préparé nañ ay kàcc indi ay ñoom joxaane naan ko joxaane xam nga ko kii yaa ko yoraloon xaalisam bu leen fàtte ni nag moom dafa amoon joxaane école ba ma jàngee la jàngee école ba ma jàngee la jàngee Serigne Basiru Mbàkke la jàngee Serigne Basiru Mbàkke ak ngaan sorante wuñu te imam Alioune Badara Ndao ku nekk Kaolack xam nga ko avec sa barbe son discours radical nit bu dëggu nit bu gore nit bu gëm islam amul koo ko xamul Kaolack xanaa yéen a ko xamul woon waaye ñun xamoon nañ muy jàngalaate daara moom école boobu ma jàngee foofu la joxaane doon jàngee muy Serigne Bassirou Mbacké ma nga nekk ca Saam soriwul donc benn yoon la fa musa dem yóbbu doomam ne imam bi aw ma nag li ma ko fayee dimbale ma nga jàngal ko alxuraan première fois 2 fois la ko imam teg bët beneen bi boobu da ko doon envoyé via WhatsApp benn livre imam bi jotu ko mu envoyé ko imam bi jotu ko te diggante boobu def na ay 2 ans diggante bu mu ko njëkkee gis ak beneen bu mu ko doon jéem a yónnee livre ya benn livre sur la jurisprudence jotu ko ci la nag la fa ñëw te fekku fa imam ba ci fa ñëw bàyyi fa livre ba donc benn yoon la mus a gis kii di joxaane bàyyi fa livre ba donc ci bu imam bi ñëwee lañ ko ne joxaane moo fi bàyyi livre bi ndax doomam ma nga fa di jàng alxuraan donc ñu commencé jël di taqal xam nga kii ku ñu naan Ibrahima Diallo même chose donc joxaane ba ñuy wax musul doon élève imam Alioune Badara Ndao imam Alioune Badara Ndao musu ko jàngal musul nekk xaritam musuñoo ànd ay kàcc la woon lu gouvernement bi créé pour valider xaalis bi ñu recevoir milliards yi ñu recevoir ci Union européenne
donc am keneen ku ñu naan Ibrahima Diallo it Ibrahima Diallo comme Kaolack lu ma leen di wax rek ñun ñëpp xamante nañ Ibrahima Diallo ñoom dañoo wóolu imam bi ndax imam dafa dëggu imam dafa maanu donc Ibrahima Diallo jaar fa ba mu fa jaaree bàyyi fa 28 billets de $500 €500 ne ko am téel ma damay dem Gambie maa ngi ci affaire quincaillerie yi damay dem Gambie bu ma ñëwee jël sama xaalis noonu mooy valeur 8 millions mu ne ko déet diggante ba ngay dem ak ba ngay ñëw mun naa fee faatu donc foog ñu bind ko nga signé mu ne ko non wóolu naa la mu ne non foog ñu bind ko parce que tey boo ko fi bàyyee te xool leen imam bi nu mu maanoo rek xool leen imam bi nu mu jubee rek bu doon trian la wala sàcc la da ko naan non garaaw amul problème mu ne ko diggante xef ak xippi dee xaj na ci donc bàyyi ko fii mais signeel ma signé ne bàyyi nga fi 28 billets de $500 égal d'une valeur de 8 millions lu mu ko wax mu ne ko d'accord mu tegal ko mu dugal ko ci enveloppe bindal ko tegal ko foofu te loolu nag policiers li ñuy wax ak gendarmerie naan dañ koo jël foofu jëluñu ko fa loolu imam bi moo leen xamal ni kii di Ibrahima Diallo dénkoon na ko xaalisam boobu ci giri la newoon ne ko dénk na ma xaalis te xaalis ba mu ma dénk 28 billets de $500 la te munuma comme daf ma koo dénk atte bor comme moom daf ma ko dénk damaa bëggoon ñu dem sama kër boobu gars yi ñëw nañ fa di wër di fóoyate mais yàlla mayu leen sax ñu gis loolu rajaxe nañ kër ga dajji nañ kër ga te enveloppe boobu joggi nañ ko maintes fois gendarme yi joggi nañ ko maintes fois yàlla dafa yéeme de joggi nañ enveloppe boobu maintes fois téewuñ ko foruñu ko noonu lañ demee yóbbu 27 800 et quelque donc même 28 000 yóbbu tamit ñi ngi fa bàyyi ñi ngi doon joggi 28 billets de $500 ci enveloppe di dem ak a ñëw kon yàlla ak kàttanam ak mën-mënam yàlla ak doy waaram yàlla ak yéemeem kenn mënu ko xeex te bu ànd ak yow rek bul tiit bul ragal donc imam bi ne leen dem leen ngeen indi loolu ndax looloo nga fa ci lañ demee jël xaalis boobu ñëw indi ko ci la ko gendarmerie bi jël ko sele ko dugal ko ci biir ne imam bi sax dañ ko jàpp ak plus d'une valeur de 8 millions xool leen bandi yi rek gis ngeen bandi yi de te moom imam bi moo ko indi lu ñu indi ko ñoom ñu jël ko sele ko ne imam bi lañ jàpp comme si ñoom ci seen dem foofu dañoo jëlaale 8 millions banditisme d'état bi am ak bu ñu paree pour naxasal la rey la ni ñu lay waajalee te diggante bu ñu kii di Ibrahima Diallo bàyyee fa xaalis bi ak ba ñu ñëwee kër imam ba 4 jours Ibrahima Diallo ba mu fa jaaree ne day dem Gambie balaa moo ñëw jàpp nañ Ibrahima Diallo moom jàpp nañ ko ci diggante ba déglu leen de 4 jours Ibrahima Diallo dénk imam ba dem ñu jàpp Ibrahima Diallo moom ci boppam 4 jours la def ñu wàcc kër imam donc xam nga ñooñu bu ñuy ñëw jàppoon nañ ni dinañ fa fekk 28 billets $500 ya gisuñu tous yàlla lëndëmal seen bët yi jaxase seen bët yi ñoom meng ñoom jaag ñoom Adama Niang et cetera la bande à Moussa Fall gisuñu tous yàlla gëlëmal seen bët yi imam ba indi ko ñu jël ko yokk ko ci dossier ba sosal ko donc gendarmerie bi gisuñu xaalis bi wër nañ maintes fois bàyyi ko fa donc voilà ngeen jàpp ni dund na fa torture mauvais traitement cruel inhumain dégradant avec ay souffrance aiguë physique mentale yu ñu ko infligé lu tax nag imam Alioune Badara Ndao dafa bokkoon ci politique gu la France pour ñu wàcce ko avec son discours contre la franc-maçonnerie la laïcité l'homosexualité avec sa longue barbe xam-xamam engagement am les services de renseignement français ñëw Sénégal ci li ngeen xamul ba ñu jàppee imam ba avec la complicité de Abdoulaye Daouda Diallo ñu envoyé un service de renseignement des français mu wàcc si nag Sénégal ñu def gang ñu ñëw nekk en réunion avec Abdoulaye Daouda Diallo xool ay stratégie discours de propagande xool ay stratégie comment faire pour éliminer ce prétendant djihadiste nan lañ ko mun a reyee parce que tant que mi ngi dund le discours contre la franc-maçonnerie day jib nit yi dañ koy déglu la laïcité l'homosexualité loolu lépp kon il faut forcément avec aussi
sa radicalisation nu mu radicale ci discours am donc ñu presse bi déjà peindre na ko comme imam bu radicaliste djihadiste superman et cetera et cetera def bo gi donc ñoom foofu la avec bu ñu indee nag service de renseignement français yi foofu lañ commandé sa liquidation pure et dure nañ ko rey donc ba ñu defee jugement bi def nañ jugement bi wax nañ et tout mais dañoo libérer imam bi wax naa leen ko ñu libérer ko loolu beneen histoire la du ma ci jaar parce que je pense lu ci am solo moom mooy date bi bañ defee loolu libéré nañ imam ba dem na le 9 avril 2018 ouverture du procès le 19 avril 2018 acquittement après 2 ans 9 mois de torture et de tentative d'assassinat ñu toppee ko ne ko usage d'armes à feu bla 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 dóor ko fa sursis donc il y a eu 13 condamnations 15 acquittements donc am na 15 doomu aadama yoo xam ni imam ba ca la bokk dañ leen fenal dañ leen sosal waaye imam ba lam ca dund kenn dund ko fa donc am na ils étaient plus de 31 personnes 13 condamnations 15 d'une trentaine de personnes 13 condamnations 15 acquittements ñi ñu acquitté sax ñu ëpp ñuñ condamné donc sosal nañ fa doomu jàmbur taqal nañ doomu jàmbur toroxal nañ doomu jàmbur tardel nañ ay doomu jàmbur jëm nañ rey ay doomu jàmbur loolu échec total la bu doon examen doo dem doo réussir boo jàppee plus d'une trentaine et quelques de personnes jàpp condamné juste 13 libéré 15 ne defuñu dara tous rien nada téye leen fa plus de 6 ans ñi 5 ans ñi 4 ans donc moom mooy échoué nga sa examen redoubler nga wala dañ lay dàq donc ils n'ont pas réussi leur mission donc après 3 ans mu am lu ñu naan chasse à l'homme comme xool nañ ni imam Alioune Badara Ndao deewagul ak lépp lu ñu tenté ci grille ak lépp lu ñu tenté ci gendarmerie ba ak lépp lu ñu tenté ci kaso yi ñu ko yóbbu yëpp waa ji mi ngi dund donc ils avaient décidé après 6 mois pour éliminer imam Alioune Badara Ndao une bonne fois pour toutes après 3 ans de chasse à l'homme ñu ne cour d'appel ñoom ñu waxaat ñu defaat seen réunion ne cour d'appel nu ouvrir encore enquête bi pour ñu woowaat imam bi pour juger waat ko foofu lañ doggalee imam ba nag foofu lañ reyee imam ba nag dama ne imam ñi ngi ko rey buñ ko mujjee woo pour mu ñëw ñu ubbiwaat enquête bi le 28 février 2022 lañ doggali imam bi bu mu ñëwee pour répondre au procureur de la République fa lañ ko nag assassiné une bonne fois pour toutes procédure bañ def processus yañ doon def lépp lañ ko defoon gaz yañ ko dóoroon lépp lañ ko dóoroon imam bi bu mu génnee wéru dafa feebaroon da nga koy xool da nga gis ku sonn la da ngay xool di dafa amoon problème mu cœur dafa amoon problème mu cerveau lépp problème yëpp lépp da doon répercuté mais moment boobu lu leen jaaxaloon lan moo tax suulaguñ kii boobu ba léegi te nag imam ba dem bokk ji nu tudd sa ànd sàmm jikko yi yore discours bu radical ñuy wax ci encore ci franc-maçonnerie ñu gis ni mi ngi wax ci franc-maçonnerie ba léegi mi ngi wax ci affaire homosexualité ci la Macky Sall génn ne gis naa ay imam di leen menacer gis naa ay imam yuy wër di wax ci ay homosexualité pour nañ ko durcir pour nañ ko nangam mooy loi boobu ñu doon wax naan dañuy dem yóbbu ko assemblée nationale loolu nag moo tax français yi ne kii nag nañ ko éliminer une bonne fois pour toutes na fi jóge na effacé wu si suñu bët ba imam duggee ci ànd sàmm jikko ñu commencé di waxaat yorewaat discours yi di wax waxu franc-maçonnerie di wax waxu homosexualité ci la nag les services de renseignement français ñëwaat ñu ne nag xaaral ñu ubbiwaat affaire yi il faut ñu jotaat waa ji ci loxo ba téye ko pour léegi assassiner ko une bonne fois pour toutes mu luñ ko dóor pompe bañ ko dóor 6 mois la waroon def pour dee 6 mois te lu ma leen di wax c'est février mars avril mai juin juillet août septembre fin février ba septembre 6 mois lañ ko mujjee dóor fële ca palais de justice 6 mois la amoon droit dund faatu donc képp ku taxaw naa ne imam bi ñoom rey ñu ko dañuy kàcc ña ngi ko éliminer jour procès bi bu mujj bii
parce que bu leen neexoon ñu bañ ko woo lan moo tax ñu woo ko ba pare bàyyi ko pour mu dem ñu ne woon dañ ko acquitté ubbiwaat enquête yi ubbiwaat dossier bi indiwaat ko mu ñëwaat ñu jugé waat ko ne waa acquitté nañ la définitivement demal amoo benn problème defoo dara mais léegi lan moo waraloon loolu moom mooy dañoo ñëwoon pour doggali ko dañ ko waroon doggali une bonne fois parce que dañ ko gis ni buñ ko bàyyee ba léegi mi ngi dund mi ngi continuer di wax di bokk ci ay ànd sàmm jikko yi yor discours am boobu incendiaire ku ne contre la France ci la France ñëwee ne leen mais lan moo tax kii ñu jël sañuy milliards jox leen ba léegi doggalagu leen kii lan moo tax ngeen ñëw dugal déposé ñu jël ay milliards jox leen pour xeex te kii ba léegi mi ngi ñuy yàqal ci lañ ñëwee nag doggali ko donc ñu continuer boobu nag Samba Sall dee na donc le parquet a décidé de s'opposer à la décision de Samba Sall parce que Samba Sall dee na donc ñu créer 5 juges ñu jugé ko ba mu fa ñëwee nag ca lañ ko éliminé mooy dernier ba ca la pare juge 5 juges confirmé définitivement et irrévocable ñu ne léegi lañ décidé woon c'est définitif c'est irrévocable kenn mënu ko dindi ma pare nañ ci moom soxlatuñ ko pare nañ ci moom soxlatuñ ko loolu kese dañ ko waroon doggali ñëw na ñu doggali ko léegi ñoom ñu ñëw ne ok la ñu waxoon la Samba Sall waxoon ñun ñu ubbiwaat enquête ya ubbiwaat dossier ba dara amu ci wax nga dëgg waaw léegi définitivement la léegi soxlatuñ la sax irrévocable maanaam kenn mënutu la woo léegi demal sa yoon demal ba mu leen wuyu jee nag foofu lañ ko doggalee donc mu faatu le 6 septembre ci AVC cardiologie imam dafa toog loxo bi commencé metti loxo bi commencé di mu mel ni kuy lafañ ku commencé di lafañ loxo bi commencé wul joxe ba loxo ba commencé wul joxe ci la ko wax ña fa ne yeewu rek loxo ba paralysé commencé paralysé imam ba muy dem hôpital loxo ba dafa commencé di paralysé mu commencé am ay caillots de sang maanaam deret ba commencé di def ay caillots de sang di fatt poor yi cerveau ba munul jotati cœur bi munatul joxe deret bi nu mu waree du yegg ci cœur ba mu commencé nag di am ay signes AVC ca lañ ko jëlee yóbbu ci hôpital ba gars yi ñëw teg ko def opération ba génn boule de sang boobu noonu nga xam ni dafa commencé coaguler ci lañ ko dindee muy demaat ba muy demaatee ñu gis ni eggul ba léegi mu am problème mu xol parce que xol bi jotul sax deret bi déjà ñu koy jéem opéré waat ci la nekk dans le coma ba bés bu muy faatu dañuy continuer donc imam ñu wax ay cardiologie AVC moo ko rey il était dans le coma c'est un accident vasculaire cérébral les séquelles de l'AVC dommages yi caillot de sang bouche d'un vaisseau sanguin du cerveau des maladies cardiovasculaires les maladies du cœur, la mort des cellules nerveuses. Imam était privé d'oxygène. Pompe yañ ko doon dóor gaz yañ ko doon dóor déstabiliser ko yàq xel mi tofloo ko avant moo dee donc AVC massif moo rey imam AVC massif qui a entraîné un coma qui affecte tant le cerveau et le cœur, une pression intracrânienne et le besoin d'une chirurgie AVC massif ou AVC du tronc cérébral loolu moo rey imam bi moo tax duñ dossier médical ba génnewuñ ko lañ ko doon def nag pompe à gaz ya affaire yañ ko doon def yëpp moo dajaloo ñu muñ ko mujjee woo nag ca lañ ko doggali mu pare ca 6 mois am manqué na quelques jours avant moo faatu maladie cardiovasculaire AVC moo ko rey bu doy waar sax bu massif bu ànd ak doole donc on appelle ça la torture blanche ou torture en chambre blanche. C'est une torture qui n'agresse pas directement le corps en s'attaquant aux 5 sens ou à l'intégrité psychique d'une personne. Elle reste invisible à l'œil nu, mais laisse des traces psychologiques indélébiles. Li ñu def imam mi ngi tudd en français la torture blanche ou torture en chambre. maanaam ay lu ñu ko doon dóor du agresser directement, ça n'agresse pas directement le corps
à s'attaquant aux 5 sens et à l'intégrité psychique d'une personne. Elle reste invisible à l'œil nu, mais laisse des traces psychologiques indélébiles. Elle est notamment pratiquée sur les prisonniers politiques en Iran. C'est des formes multiples, allant de l'absence de tout contact humain à la privation sensorielle totale, voire même des humiliations qui ont des conséquences à long terme. C'est des formes de torture sous peu effroyantes que celles induites par la torture physique. Donc dóoruñu ko ay torture physique lañ ko def noonu c'est psychique c'est physique am na mais jàppuñu ko di ko dóor ay boulon di ko dóor ay livre. Donc nuñ ko reyee mooy niñ loolu la ñuy tuddee la torture blanche. C'est une torture redoutable et efficace qui ne laisse pas de traces. Une torture redoutable et efficace qui ne laisse pas de traces. 4 murs blanches, pas de lumière naturelle. Xool leen lu ñu ko jàpp yëpp amul lumière naturelle. 4 murs blanches, pas de lumière naturelle, aucun contact humain, des bruitages, sonorisations, des cris en boucle, salir, des pleurs, faire avouer n'importe quel crime, quitte à être même exécuté. Bu ñu lay def loolu da ngay bëgg sax ñu ray la ko dund. Des sons en boucle répétitifs forts et de façon à mettre un stress émotionnel. Souffrir également de facteurs de stress physique. C'est des formes de torture. Mettre la musique. Donc loolu lañ dundaloo imam. Bëri na nag ay xeetu torture. La simulation de noyade, la pendaison palestinienne ou estrapade, suspendre un individu par les bras avec les mains liées derrière le dos, électrocution, brûlure, loolu lépp am na ci suñu prison, am na suñu prison yi, am na ci suñu police. ku ci Sénégalais benn bu ne dee na ci nii. Am na ku dee ci simulation de noyade, am na ku dee ci pendaison palestinienne, am na ku dee ci ñu takk say loxo poli la bopp bi ci suuf tànk yi ci kaw, paquetage, dambalo, koñe sa bopp bi ci mur bi, lépp am na. Passage à tabac sans défense, électrocution à coup de câble, de seau d'eau, fouetté la, lépp am na Sénégal. Kuy wax ne amul da ngay kàcc wala da nga ko gisut. Donc la surpopulation, les sévices physiques, etc., etc. Donc pour xamal leen ni ay techniques de torture yooyu lañ def, c'est des violences psychologiques, psychiques, mentales, physiques, avec une condition de vie extrêmement mauvaise, dure et exceptionnelle. C'est des tortures psychologiques. Donc loolu la imam bi dund ba bés bu muy faatu. Donc je pense que la Abdou Karim Gueye wax garaawul, la Cheikh Omar Diagne wax garaawul, ñoom dañoo foog rek yaakaar, waaye Mollah Morgun nag dossier ba la leen génnal. Léegi maa ngi leen di ñaan ngeen bàyyi Abdou Karim Gueye, di la ñaan ngeen bàyyi Cheikh Omar Diagne te topp ma man parce que dossier yi moom ñi ngi nii, ñooñu ñëpp waxuñu dara, ñi ngeen di jaay doole, da ngeen leen mën rek, man maay seen baay, maa leen mën. Mi ngi nii dossier yaa ngi nii, maa ngi leen di ñaan ngeen bàyyi leen, ñooñu ay kumba amul nday lañ. maa ngi nii di ko jaar ci dëgg bi di ko xar, Sénégalais yëpp di ko yëg, adduna bi yëpp def live léegi des centaines de milliers de vues, monde bi yëpp, Gambie, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, man maa ngi nii, man ngeen di jàpp, bàyyi leen ñooñu duñu tus, duñu dara, defuñu waxuñu, da ngeen leen di jaay doole, mais man maay seen baay, maa leen ëpp doole te mun leen ci man tous, nix, nada, nothing. Sénégal kon jàpp leen ni Macky Sall et sa bande avec la France ñoom ñoo assassiné kii di imam Alioune Badara Ndao, fenal ko, sosal ko, rey ko à petit feu ba mu sedd guy ñoom ñoo ko rey. ñi ngi noonu. Donc liñ naan l'insuffisance cardiaque, maanaam wax naa leen ko, AVC moo rey imam bi. Dafa ay deret bi da doon condensé wu di def ay caillots yu ñuul di fatt poor yi, donc deret bi war a circuler di taxaw, ñu opéré foofu noonu génn bul bu ñuul bi, deret bi mu demaat dem ba fii taw a ñëw kii ci lañ ko yóbbu ci service cardiologie problème mu cardiaque, problème mu xol bi arrêté.
imam xol bi arrêté deret bi mënatu fa daw caillot de sang yi fees dell ci yaram bi deret bi arrêté su cœur bi jotatul deret bi cerveau bi jot loolu moo rey imam bi c'est une mort atroce lu gars yi di ragal a wax une mort atroce bu tara lu méttee rey imam bi il était dans le coma il manquait d'énergie amoon ay difficultés pour nalaw amoon ay difficultés pour nokki des problèmes de congestion respiratoire manque d'énergie chronique difficulté à endormir à cause de problèmes de congestion respiratoire essoufflement perte d'appétit donc amul kenn ku rey imam bi ku dul Macky Sall et sa bande de criminels ku leen wax leneen ne leen ko waxu leen dëgg ñii nag moomuñu ñu mënuñu ñu juruñu ñu duñu suñuy papa duñu suñuy yaay mënuñu fi nekk askan wi kenn du yëy yàbbi kenn du wax ku wax police nangam dama ne digg ak GIGN nag la ñuy yemale doo leen yàlla doo leen yonentu mënu leen fi nekk di rey doomu aadama yi ne duñu wax di posone doomu aadama yi ne duñu wax ci liquider doomu aadama yi ne duñu wax moomu leen ñu mënu leen ñu doo leen yàlla doo leen yenantu ragaluñu leen mënuñu ragal yàlla di leen ragal mënuñ julli ci yenentu bi di leen ragal mënuñu nekk ay nit yu am diine di leen ragal buñ leen ragalee yàlla seetaan ñoo yéen ñun ragaluñu leen tiituñu leen du ragaluñu dee ragaluñu kaso on peut tuer un révolutionnaire mais on peut pas tuer une révolution lu leen fii jëlee yéen xam ngeen ni dara mënu ko téye doole yi ak pexe yàlla lay doon bu nammee ngeen jóge fi di ngeen fi jóge li ngeen def yëpp Samba Sall li mu def ci Sall bu lépp mi ngi ni tey faatu na imam Alioune Badara Ndao fekk ji na ko fa te Bassirou Gueye dina ko fekk ji te Bassène dina ko fekk ji te Moussa Fall dina ko fekk ji te Diack dina ko fekk ji te Mbeng dina ko fekk ji te Adama Niang dina ko fekk ji yéen et cetera yéen ñëpp di ngeen Macky Sall dina ko fekk ji Abdoulaye Daouda Diallo dina ko fekk ji ak ñeneen képp ku takk ci mbirum Alioune Badara Ndao imam yàlla na nga ko gis fii ak fu ñu jëm yàlla na feeñ ci sa njaboot képp ku ci takk tarfatal ay ni yàlla na ravager sa njaboot yëpp ravager sa lépp yàlla na nga dund bu doy waar bu torox tànge xeetu torox tànge fii ci kaw suuf balaa ngaa faatu donc imam Alioune Badara Ndao AVC moo ko rey bu chronique ay caillot de sang ñu koy dindi xol bi am problème mu jot deret bi loolu moo ko rey ba ñu weddee nañ leen génne léegi dossier bi defuñu gis nga nag defuñu autopsie te loolu la Cheikh Omar Diagne doon réclamer dañu war a def autopsie léegi nag li may tëjee autopsie defuñu ko Sénégal c'est vrai yàlla terewul kenn autopsie war na mun a am rey ay doomu aadama nii toroxal leen bañ na to jàpp ab imam éliminé ndax la France qui a commandité la liquidation purement et simplement de l'imam Alioune Badara Mbengue c'est la France qui a commandité ñëw nañ fi wàcc nañ Sénégal taxaw nañ fa c'est la France qui a commandité la liquidation de imam Alioune Badara Ndao avec la complicité du gouvernement sénégalais je le dis en français pour àdduna bi yëpp xam donc pour vous dire encore une fois que loolu moo tax Macky Sall amul fitu naan day jaale France du la commandé éliminer ma kii nu mu gën a gaawee na jeex bëggatuñ dégg discours am bëggatuñ ko gis c'est fini ci lañ ko woowaat ubbi dossier bi dóor ko pompe ba mu dem yoonam ca la seddee ba léegi imam da doon dee na bu yàgg depuis jour bi ñu ubbaatee procès ba bàyyi ko ne ko dem boobu lañ ko rey boobu lañ ko doggali donc amul fit Macky Sall man maa ko défier amul fitu jaale imam Alioune Ba bu koy def Didier bu koy def France tëbal ko xamu leen lu tax ngeen ay waaw ne ko du ko jaale Macky Sall je te défie amoo fitu jaale boo koy def di dee seetlu leen Macky Sall et son gouvernement amul kenn ku jaale imam ku ko def dee la France est là di leen xaar France dina leen commandé ñu éliminer waa ji ba pare kenn ci ñoom am fit naan ay dagay ku koy def dee Macky Sall boo ko doon jox
mais des milliards et milliards du ko jaale kenn ci Macky Sall du kenn ku bokk Benno Bokk Yaakaar du kenn ku bokk APR ku ñu xam ku ñu ràññee ku ñimee jaale imam Alioune Badara Ndao kenn Macky Sall boo leen ko doon dóor ba dee du ko def du ko tweeté du ko bind du amul fu mu koy bind comme si imam Alioune Badara Ndao deewut du ko bind fenn fu mu ko bu koy bind yow France dinañ jël seen armement jël seen xaalis joxe ay milliards jox ba ñu rey waaja après Macky Sall am fit naan ay maa ngi jaale du ko def du ko tweeté du ko bind du ko publier du ko affiché amul fit bi du ko def te benn nitam ñimewu ko je le défie boo amee fit rek defal tweeté ko boo koy tweeté di dee maa la défier yow Macky Sall ñimewu ko tweeté te benn nitam ñimewu ko donc ñii nga xam ni ñooy dëmm yi ñoo rey imam Alioune Badara Ndao ba mu sedd guy doggali ko la dernière fois kenn ci ñoom gang boobu yëpp association de malfaiteurs boobu yëpp kenn tweeté wul kenn publié wul kenn partagé wul kenn yéeyu ci kenn yàbbiwu ci ña nga bàyyi noonu teng diggante boobu ñu kii bi dee na fi nga xam ne moo fii sax moo fi jiite te kenn kiiwu ko man maa ngi fii te publié wu ma ko jaale wu ma ko te maa ngi fii maa gën a jege ko maa ko gën a jege kii faatu kooku moo jiite fii te maa ngi nii publié wu ma partagé wu ma ndax deele wu ma sama yoon nekku ci man imam Alioune Badara Ndao laa jaale waaw jullit mbokkam ki ma gën a jege laa jaale moom imam Alioune Badara moom ku ko gën a jege ñimewu ko jaale di jaale feneen di jaale ay góor jigéen am na góor jigéen bu dee temps yi muy jaale ay ñoom góor ba coof ak ay muy jaale ku tëggu muy jaale lan moo tax ñimewul jaale imam bu koy def di dee man maa ko défier man booy sénégalais bii maa la défier amoo fitu jaale imam Alioune Badara Ndao te sa benn nit amul fitu jaale imam Alioune Badara Ndao waaw donc sama gars yi noonu la histoire bi demee kon jàpp leen nii wax ja naax saay na wax ja jeex na coow la jeex na dossier yaa ngi nii Macky Sall et sa bande de criminels ñoo assassiné imam Alioune Badara Ndao point final one love ñu fanaan ak jàmm ba fan yi incha allah di remercier Jamra di remercier ànd sàmm jikko yi di remercier bépp combattant bépp activiste bépp ku nga xam ni day rayante ngir Sénégal di jaayante ngir Sénégal di gar bakkanam ngir Sénégal ndax Sénégal ñoo ko bokk une patrie se compose de morts qui la fondent et de vivants qui la continuent ñun on décide d'être des combattants des panafricanistes des patriotes voués et dévoués di rayante ngir suñu askan wutuñu ci dara xaaruñu ci dara donc imam Alioune Badara Ndao Macky Sall la ko rey man maa ko wax Mollah Morgun leer na naññ maa ko wax tiituma ragaluma dawuma deltuwuma maa ngi dox samay soxla ma jógee léegi génn dugg fii génn fee dem fu ma neex maay buur maay bummi doo dara Macky Sall bandi nga reykatu nit nga ñu ngay àndal ay sàcc lañ ay violeur lañ ay pervers lañ ñun tiituñu la ragaluñ la dawuñu deltuñ ginnaaw Sénégal nag ñàkk na kilifa diine ñàkk na ko am diine ñàkk nañ ko baax ñàkk nañ ko maanu ñàkk nañ koo xam ni un vrai patriote un vrai combattant de l'islam un vrai combattant de la vérité nit bu digne nit bu honnête ñàkk nañ ko ay bandi association de malfaiteurs rey nañ ko taqal nañ ko tuumaal nañ ko tiiñal nañ ko tëj nañ ko lu ne teg nañ ko waaye allahu ahlan yàlla buur bi karim dina atte bés dina mus a ñëw di nga dox ci bàmmeelu Macky Sall gis ni kii mooy Macky Sall bés di nga mus a ñëw nga dox ci bàmmeelu Abdoulaye Daouda Diallo ni kii moo ne woon Abdoulaye Daouda Diallo bés di nga mus a ñëw nga romb bàmmeelu ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ni tey ña ngay jël doomu aadama yi di yóbbu ci bàmmeel yi di jël doomu aadama yi di yóbbu ci kaso yi di jël doomu aadama yi di leen posone di jël doomu aadama yi di leen toroxal du ñu yàlla du ñu yenuntu kuy ragalal yàlla bu ragal benn doomu aadama toqatal ma niiw
ancien spermatozoïde futur cadavre bu ko kenn daw bu ko kenn ragal nañ koy wormaal waaye kenn du ko ragal ku la rus ute nag ku la ragal kon nag jaajëf sama gars yi di leen bëggee di ñaanal imam Alioune Badara Ndao yàlla yërëm ko yàlla teeru ko teral ko ci àjjana yi gën a kawe boole ko suñu sang Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu bokk benn kuréel mu koy jiite ñu fekk ko ci àjjana yi vraiment ba mu rëccu sax temps bu mu toogoon fii yàlla na ko yàlla def yàlla na ko yàlla taxaw yàlla na ko yàlla teeru yàlla na ko yàlla teeru teral ko ci àjjana yi gën a kawe ci àjjana yi firdawsi te yërëm ñim fi bàyyi sàmm leen te ñi ko def lii ñi ko teg lii yàlla leen yàlla toroxal yàlla leen yàlla toroxal yàlla leen yàlla toroxal yàlla leen yàlla wàcce yàlla leen yàlla yàqal yàlla leen yàlla toroxal ci torox yu gën a bon yoo xam ni doomu aadama musu ko daj yàlla nañ dund benn xeetu mettit boo xam ni dinañ dellu yàlla indil la lépp lu ñu def ci ñaawteef incha allah bàyyi nañ lépp yàlla di wax soxnaam yooyu ñu muñ ñu xam ni yàlla moom yàlla moo mën bañ koy jéem a rey sottiwul kon ba mu waree sotti rek la ko yàlla nangu ndax lépp loo fi gis même bu dee pexe doomu aadama yàlla mooy nangu munoon nañ ko bañ ko yóbbee foofu lañ ko doon def ci xeetu torture yu atroce munoon na faa faatu waaye yàlla foofu faatuloowu ko fa donc alhamdulilah nit ku nekk bés bu ngay dund ak bés bu ngay dee ak la nga ca war a daj lépp yàlla moom pare na ca waaye loxo doomu aadama bu ci taqee loolu bés ba ci pénc di nga taxaw nga laye kook suñu borom laye kook kooku sa loxo la mu def ci deem waaw kon ñi ngi sant suñu borom subhanahu wa taala di gërëm di leen sant di leen bëggee ñëpp di leen wax ni le combat est noble nañ ci nekk nañu ko jaral dëgg na leen jaral lu ne xaq bil xaq kulul xaq wala kaana mu ran waxal dëgg donte dañ lay rey donte dañ lay tëral di ñadd di rendi parce que adduna dund rek moo fi am ak dee nit warul ragal dee bu dee dund koo xam ni mooy loolu sax dund ci dëgg dee ci bànneex kese looloo fi am dund ci dëgg dund ci njub dee ci bànneex kon ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa taala moom aja wa jal yaa rahman yaa rahim yaa malikal mulk moom rek ay dëgg lu dul moom jarut a ragal jaajëf sama gars yi one love à bientôt incha allah peace